voilà alors ana kokkale yi. mi ngi nii Pape. ñu dem nga kokkali ñu. aywa pour kokkali la Pape moo tax ma andi kokkale ndax yaay sama waay ma xër ci yow lool tey nag xam nga kokkali pour changer un peu de ginaar parce que xam nga ni ginaar moom du jël ndaare benn yoon ci feet yi mais tamit il faut savoir que oie lii di canard lii di dinde lii di kokkale bokk nañu ci xeetu variété poule yoo xamante ni mën nañ ko utiliser ci feet bi. kokkale soo ko gisee lu tax ñu taamu ko bokk na ci ginaar yoo xamante ni non seulement yu ndaw la pour mu gaaw a ñor parce que temps de cuisson bi duñu ko may maanaam temps bi ñu am duñu permettre ñu mën a defar ay ginaar rôti ko mais tam il faut ñu xam ne yooyu yëpp dina ñëw parce que fête yi des na ba léegi première partie bi rek la ñuy jeexal mais des na deuxième partie bi donc kokkale yi li ñuy servir de farce mooy viande hachée boo xamante ne teg nañ ko ci suba wàññi woon gaz bi parce que bëgguñu woon humidité bi ci nekk yëpp dañ maanaam mu wow moo tax ñu wàññi woon gaz bi sànni nañ ci ñeenti doomu laaj ak li nga xamante ni mooy ñaari kaani pour mu am plus de goût leneen li nga xamante ni moom moo koy ñëw fekk si mooy tuuti persil parce que leneen li dafay dem ci pomme de terre yi nga xam ne moom la ñu defar ñu daal di ciy def nag tuuti figue mu andi benn touche note boo xamante ne note sucrée la mais tamit mu nekk ay fruits secs yoo xamante ne dañ koy utiliser lu bëri ci période de fête yi raisin sec moom it dafay dem ci biir farce bi parce que tamit wax naa ko sànq benn saveur sucré salé la ñuy andi pour mën a defar farce bi nag li tax ñu ciy def éléments yi yëpp mooy que moitié bi la ñuy jël daal di koy def ci kokkale bi mais beneen moitié bi daf ñuy servir de sauce wala d'accompagnement boo xamante ni bu ñu yàkkee kokkale bi ba pare moom lañ koy lekkee ak pomme de terre yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser tamit pour accompagner ko. ku ne xam ne ni foie gras mooy recette yi mooy produit yi nga xamante ni tàmm nañ ko loolu ci fête yi ba tax na andiwaat naa beneen paquet foie gras boo xamante ni daf ciy dem mais ku ne foie gras xam ni. gras la ak foie boo xamante ni su laalee chaleur bi mën na sey moo tax damay bàyyi ba ma génnee farce bi daal di jël nag foie gras bi soog ko ci def donc mburu boo xamante ni dañ ko toasté maa ngi doon wax sànq Exidex mburu yi dañ koy def ci farce yi parce que humidité bi nga xamante ni moom la ñuy am en général mburu bi la ñuy utiliser pour mu mën ko absorber donc ñu yëngal lépp ngoog donc bu ko defee nag ñu daal di koy yàq def ko ci biir ci saladier bi pour mën a ñëw nag def ci sunu foie gras daal di commencer farcir kokkale bi ñu andi donc damay wàññi gaz bi parce que damay revenir aat ci poêle bi pour faire sauter les pommes de terre yoo xamante ni baxal naa ko ba pare donc farce bee nekk nii damay jël kuddu bi daal di jël tibb tuuti ci foie gras bi def ci biir donc ay morceaux de foie gras yoo xamante ni moom mooy ñëw andi goût bi ci biir farce bi parce que xam nañ ne foie gras neex na benn xeetu neex boo xamante ni soo ko ci defee da ngay gis ni da ngay commencer kër gi day commencer sax di xeeñ fête parce que tamit fête yi en général dañuy am seen ay odeur comme tabaski ñun ni ñu amee sunu ay xeet ay foie gras ay dinde li nga xam ne moom mooy ay poulet buñ ko rosee rek di nga xam ni ñoom ñoo aaye ci période bi nii ñu nekk donc dañuy mélanger farce bi mën nañ dolliwaat foie gras juste vous rappeler que li ñuy def ci farce bi dañuy utiliser waat genwaal bi pour mën a mu servir ñu d'accompagnement bu ñuy lekk kokkale bi donc mi ndoog ginnaaw bi ñu jëlee nag kokkale bi nettoyé ko ci suba ba mu set ma dugal ko ci plat bi nga xamante ne moom la ñuy gratiner donc dañuy jël commencer farcir bi ñu ko nettoyé nag ba pare aywa mën nañu def nag ci biir remplir ko ba mu fees damay jël torchon bi teg ko ni pour mën a plat bi bañ a glisser et puis on commence à remplir donc farce yi lim ñuy servir mooy que dafay nekk benn effet surprise boo xamante ni yow mi nga xam ne fekkee woo togg bi ñun madame bu ñuy rëgal yow boo ñëwee di lekk maanaam boo dajee rek da ngay xam ni am na ay éléments yoo xamante ni ñoom ñoo nekk ci biir donc mën nañu baxal nen def ci biir ah viande hachée bi mën nañu ko remplacer par blanc de poulet boo xamante ni dañ ko togg moom it même procédé pour mën a utiliser mën a defaraat reprendre farce bi ñu def donc mburu baa nga croustillant nag ci biir jaxasoog farce bi nga xam ni moom la ñu defar donc loolu tamit beneen élément la boo xamante ni dañ ci war a noter maanaam def ay pain ci farce yi parce que tamit c'est très très important donc mi ngoog je crois que fees na wala ma dolliwaat tuuti vas-y mën nañu dolliwaat tuuti ci farce bi
mi ngoog bu ñu paree nag daal di dugalaat ñaari tànk yi ci espace bi nga xamante ni moom la ñu am pour mën a tenir tànk bi parce que xam nañ ni poulet en général suñ koy togg su commencé ñor rek bu ci nekk dafay éparpillé wu daal di demee côté bu nekk donc dend bi kokkale bi dañ koy tenir pour bu ñoree mu bañ a maanaam mu bañ a ubbeeku donc dañuy jël benn cure-dent daal di téye benn côté laaf bi mais après dañ koy dindi donc jëlaat beneen bi daal di teniraat beneen côté bi mi ngoog bu ko defee nag ñu daal di jël tuuti xorom daal di wis ci kaw parce que tamit il faut savoir que poulet bi il faut que mu saf parce que farce bi bu génnee ci biir lay yam mais poulet bi tamit dafa war a am goût laataa muy dugg ci four bi donc xorom poobar épice herbe bu dara manqué wala tuuti nokkos ñu badigeonné ko ci kaw donc sauce soja ci kaw pour bu génnee tamit nga mën a am plus de saveur. léegi nag bu ñu tollee partie bi dinañu jël li nga xamante ne moom mooy sama produit de fête yi man yi ma taamu muy les beurre bocage parce que quelques noix de beurre bocage du yàq dara ci biir farce bi maanaam ci biir poulet bi su génnee parce que matière grasse boobu nga xamante ne moom la ñuy am moom moo ñuy andil élément boobu nga xam ni moom la ñuy soxla donc quelques noix moom la ñuy jël teg ko ci biir daal di koy dugal nag saaf ko ci biir poulet bi ba nga xamante ne am nañu effet doré bi ñuy wut ci en général bu ñuy togg ay poulet farci wala ay kokkale farci comme niñ ko defee mën nañu enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes parce que kokkale laa wax soxlawul ñuy def 1 heure wala 1 heure 30 comme bu ñuy faral di defar ay ginaar leneen li nga xamante ne moom la ñuy utiliser pour mën a accompagner kokkale yi mooy que poêle bi nga xam ne moom la ñu teg léegi moom la ñuy jël beurre bocage bi daal di def si biir lu toll ci 20 wala 25 grammes mi ngoog ñu daal di jël nag pomme de terre yi nga xam ne moom la ñu baxal pour changer tuuti ci frites yi mi ngoog aywa léegi bu ko defee nag ñu daal di jël pomme de terre yi nga xam ne moom la ñu baxal ci suba daal di ko ciy def mi ngoog dinañ ci sànni tuuti xorom sànni ci tuuti poobar def ci persil bàyyi ko ba mu doore ba nga xam ne effet croustillant boobu am nañ ko ci ay pomme de terre sauté bu génnee ñu daal di koy accompagner ak les kokkale donc Pape y a rien de tel que am benn recette bu mel nii pour mën a def fête yi mais accompagnement yi mën na changer couscous vermicelle parce que moo gën a sakkan. c'est selon waaye selon ku nekk sa poche ni mu toll mais jàppal ni pour changer du poulet rôti pour changer poulet pané mën nañu jël kokkali farci yi nga xamante ni moom la leen yeewu leen proposé ak les beurre bocage. merci donc bu ñoree léegi ñu ñam ko 10 heures.